Il servizio militare è quasi 2 anni nella gendarmeria senegalese. Basta questo, secondo la procura, a definire Luis da Silva, unico indagato dietro le sbarre per l'omicidio di Pirina, un uomo capace di uccidere senza lasciare tracce. In una corposa relazione depositata dagli inquirenti viene sostenuto che le qualità militari dell'uomo lo porterebbero a disporre di tutti gli strumenti per sopprimere una persona, facendo sì che non versi una goccia di sangue. In realtà tutto nasce dalle dichiarazioni spontanee fornite da Luis nell'interrogatorio del 25 giugno scorso, prima dell'arresto. Il 34enne in quel momento racconta con trasparenza particolari del suo passato. Nel 2013, mentre in Senegal lavorava per la sicurezza di un diplomatico americano, da Silva viene avvicinato da un signore che con insistenza gli chiede di andare a lavorare per lui, di delinquere. Io non ero d'accordo, non volevo farlo. Ho capito che mi stavano seguendo, non solo lui. Li incontravo ovunque. Per fuggire da questa situazione ho provato a cambiare città, ma questo non è servito a farli desistere. A quel punto ho pensato di andare a lavorare in Libia, anche se era pericoloso. Lì sapevo che avrei potuto fare un lavoro onesto. Il senegalese tenta la fuga in Libia, dove spera di avere un futuro. Nel tragitto si imbatte in un trafficante di uomini che maltratta lui e i suoi compagni di viaggio. Alcuni non ce la fanno e muoiono di stenti. Luis resiste 10 giorni senza cibo né acqua e infine arriva nella città di Saba, 600 km a sud di Tripoli, dove si arrangia facendo l'idraulico e il muratore. Dopo aver finito il lavoro incontravo sempre gruppi armati, con armi vere, che sparano e che rubano tutto quello che hai. Un giorno mi hanno rapito, mi hanno messo in galera per 2 settimane e mi davano le botte tutti i giorni per farmi chiamare i miei conoscenti, per avere i soldi per uscire. Mi davano le botte con le cinghie, con i bastoni, con il calcio del fucile. Ci facevano combattere tra di noi per scommessa. Racconta ancora da Silva, che alla fine riesce a uscirne e parte per l'Italia a bordo di un barcone. Mentre è sotto torchio, l'indagato continua a rispondere alle domande del PM senza esitazione. Tu hai visto altri cadaveri? Certo. Cadaveri di morte violenta? No, quelli morti di fame o sete, quelli che ho visto in Libia. Gente uccisa col sangue l'hai mai vista? Mai. Hai paura del sangue? No. Secondo l'accusa, questi trascorsi delineano una personalità abituata alla violenza che deve restare in carcere perché pericolosa. dégg nga yow mi bind commentaire bi du dégg nga yow ak sa morom yi koy bind maintenant c'est la gendarmerie du Sénégal moo war a génn défendre boppam parce que man j'ai assez défendu la gendarmerie du Sénégal ici j'ai assez parlé je les ai assez défendus mais au moment donné yéen yaa ngi di génn ngeen défendre seen bopp vous comprenez donc yow mi nga xam ne je sais même pas comme benn nègre de maison bu nga doon yow tu penses que man sama position actuellement me permettre ma may wax du n'importe quoi pour jaxase ces deux pays ñoo ko déggandoor y a des sous-titres TikTok day def sous-titres maanaam TikTok boo bëggee comprendre benn langue da koy def sous-titre te man dama ko activer képp koo xam ne danaa làkk italien mun na comprendre si sous-titres yi jëleen sous-titres yi ngeen déglu bu baax du mu wax j'ai fait que répéter ce que la justice italienne du mu wax nee na carrément du génn prison parce que formation bu mu jaar ak jaar-jaaram à la gendarmerie yaa ngi ko dégg na la gendarmerie ça signifie gendarmerie boo leen déggul latin boo leen déggul làkk bi ngeen ma wax leen ko parce que italien ça fait partie du latin foofu laa yem ak yéen vous pensez que man dinaa taxaw fii di wax loo xam ne ëllëg dina ma dugal fii liggéey bu may liggéey jamono jii nii ah liggéey bi may liggéey jamono ji moi je défends que mon pays fépp fu ñu takkalee sama dëkk ma nekk fii di dëkk bi ma nekk ñu takkal sama doomu dëkk damay taxaw ma xeexal ko point kenn fayu ma ci du ma ci gagné Papa Ndiaye lu dul ay ñu may bloqué ay semaine wala ñu may restreindre kese wala may jot samay wala ma jot benn ay menaces loolu rek laa siy jot loolu rek lañ ma siy fay le reste zéro aw ma ko 0 franc aw ma ko si ni gagné wu ma si ni ay vues rien du tout parce que j'ai même pas activé le truc de gagner de l'argent sur TikTok je l'ai même pas activé parce que je n'ai rien à foutre complètement ok donc yéen ñi nga xam ne da ngeen di commenter à 2 balles man àdduna du neex ba ma wax loo xam ne ñii waxuñu ko wax boo xam ne pour jaxase 2 pays jamais au plus grand jamais et yow nag yow soi-disant gorille la bu nga doon yow heureusement gorille la nga def sa kanam parce que boo xamoon lan mooy gorille la signification gorille la doo jël photo doo jël sa gorille la bi nga yow teg ko fi nekk leen nit et la gendarmerie du Sénégal venez ngeen ñëw ngeen setal seen der man nag xaw ma nag si seulement seen formation lu mu doon je ne sais pas mais ñoom loolu la ñu wax c'est à vous maintenant de voir ndax dëgg la wala du dëgg
parce que tant que c'est loo leen seen der italiens yi toujours dinañ gëm lii nii foofu laa yem photo yi ñoom ñoo ko génnee la justice moo ko génnee ñoo génnee photo yi yëpp ngeen di gis lii yëpp ñoom ñoo ko fi wax te ñoom ñoo ko génne y a d'autres vidéos encore sur ça su leen bëggee ngeen wax ma ngeen contacter ma jox leen yeneen encore yeneen vidéo lu ñu wax sur vous ak seen information point aw daguma ci dara te ragaluma ci dara je vous ai bien défendu mais au moment donné yaa indi génn ngeen défendre seen bopp yéen la gendarmerie du Sénégal et c'est grave ces accusations la diplomatie doit sortir et défendre ses intérêts et ñëw jël ci doomam parce que lii c'est grave sans preuve nit ki ñu condamné ko sans preuve amul benn preuve ñu condamné ko léegi pour attaquer wu pour xool naka lañ koy condamné ñu attaqué wu sur la gendarmerie du Sénégal ngeen bëgg duma ci wax ngeen bëgg duma ko dénoncer ngeen bëgg waa gendarmerie du Sénégal duñ ko yëg yéen tamit wax leen ma leneen man sama dëkk laa xeexal. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. Et la gendarmerie du Sénégal, vous voulez d'autres vidéos, contactez-moi sur vous. Ma yónnee leen ko. Wasalaam.